ñu ziar leen bu baax gis ngeen mbokk yi ñu jukki léegi seen télévision Al Mauritania ñu nekk ci yenn ngëneel yi nga xam ni ci wàllu koom nu mu gën a soree ci réew mi rek mbokk yi taxaw ngir koom bi antu jur gi ak lépp li nga xam ni moo jëm ci garab yi ak yenn melo yi nga xam ni ñoo ñuy fekk si ba fii ñu si suturlu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu ñi ngi sant buur bi yàlla ak yenent bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam saa yum ñuy may rek ñuy jàkkaarloo ak yéen seen émission pencum askan wi mbokk yi am di jàmm yi ñi ngi nuyu njiitu réew mi di nuyu képp koo xam ni yaa ngi ci gouvernement bi yore mbiru réew mi ñu jaajëfal bu baax a baax ulema yi kilifa diine yi ak aada yi fa tabarakallahu ñu jox leen cër la société civile également kuréel yi nga xam ni ñu ngi ci gox-goxaat yi itam ci mbootaayu jigéen ñi jëm ci wàllu mbay mi ak suqali yenn koom yi ñu ngi leen di jaajëfal njaago ba gaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu wante nag ñu xuus ba li des ci yenn fànn ak yenn gox ci réew mi nuyu leen bu baax a baax ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ci koom kenn ku nekk ci li ngay yëngu waaye itam kenn ku nekk li nga mën jële sa bopp teg ko ci mbiru réew mi mu doon lu am solo loolu moo ñu fi tax a toog tey ci numéro bu spécial bu am solo ñuy wax ci gàncax wax ci àll bi wax ci malo yi ak lépp li nga xam ne rek tubaab duppe na ko programme agro silvo pastoral mu jëm ci agriculture wàllu mbay ak li nga xam ni moo jëm ci wàllu gott gi ak lépp li nga xam ni moo jëm ci wàllu élevage di njur gi ma dalal koo xam ni wax dëgg yàlla ku am màndargale ci réew mi xam gottu réew mi liggéey ci mu nekk spécialité am mbokk mi ñu wooye ko Abdoulaye Babacar Fall bokk Rosso moom ingénieur la xam-xamam màcc jëm ci wàllu eaux et forêt waaye itam spécialité bu nu mandargaal jëm ci wàllu ci gestion des ressources naturelles boo taxawee ci gott gi rek charte yi ak naka la ñuy jëfandikoo bu ñu taxawalee baykat bi taxawal ki nga xam ni moom mooy sàmmkat bi taxawal ki nga xam ni moom moo dëkk nag seen wet bokk nañu gott gi ba tax na ni nga xam ni circulation yi suñu woto yi di jaar noonu la amee code de la route ak yeneen yi environnement yi noonu la gott gi amee ay charte yi nga xam ni incha allahu rabbi dinañu ànd ak mbokk mi ginnaaw barki démb rek nga xam ni notre cher ministre Mariam Bintel Bekkaay ñu ngi ko seetlu ci diwaanu Gaani muy jukki lépp li nga xam ni moo jëm ci wàllu garab yi ci reboisement xam ne rek àll bi ngëneel li fa nekk mat naa sàmm mat naa aménagé waaye itam ñu orienté ci doomaanu réew mi ba ëllëg suñu ndaw yi dinañu comprendre am loo xam ni mën nañ ci jàpp jëm ci wàllu la gestion des ressources naturelles mu am solo lool Abdoulaye Babacar Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi waat ñu ngi content rek di ñëwaat fii di dellu si waat fii gannaaw fu ñëwee benn yoon wax si gestion décentralisée des ressources naturelles tey nag maa ngi lay déglu encore si beneen domaine dalal ak jàmm ci sa télévision Al Mauritania dafa mel ni ay charte nga tiim moom laa doon wax mbokk yi léegi foo dem rek surtout ci àll bi nga xam ni tey jii bu ñuy am njur yoo xam ni ci façon yàpp yoo xam ni fa tabarakallahu réewu Afrique yëpp ràññee nañ ci réewu Mauritanie ci ngëneel li nga xam ni moo jëm ci njur gi waaye itam ci ngëneel li nga xam ni moo jëm ci suñu àll bi ak ngëneel li fi nekk charte yooyu yaa ngi jukki ay charte il faut ñu dégtal ko mbokk yi pour ñu xam ne fa tabarakallahu tungu ne du teew ñuy nataal waaye loo gis rek dafa am doxalin wallaahi jërëjëf waay Serigne Wade maa ngi lay gërëm bu baax si invitation bi déjà ak maa ngi gërëm waa sa équipe yëpp dalal bi ngeen ma dalal tey kontaan naa si trop parce que toujours damay kontaan di wax ak askan wi surtout suñu askan bu féete wàllu Rosso bi comme ni nga ko waxee léegi war nañu xam yu bari yi nga xam ni am na dañ leen ko war a expliquer ñu mën a comprendre bu baax ñu jukkil leen ko bu baax waaye bu ñu demee rek si affaire tëralinu réew mi tëralin am na ay tëralin yu bari nga xam ni moom la ñu tëral muy si àll bi mooy affaire garab yi wala ñu tëral ko si affaire njur bi
wala ñu tëral ko si affaire ndox mi. waaw parce que bu ñu waxee gàncax rek il faut ñu wax ndox. parce que jur gi mënul lekk te du naan. waaw loolu moo tax. donc espace yëpp benn la. gox yëpp benn la. gox bi nag dafa fekk moo tax ñu wax ni am na benn charte bu ñuy wax charte bi nga xam ni moom nañu tuddee charte pour jur bi rek spécialement. pour jur bi wàllu élevage. waaw wàllu élevage oui pour sàmm bi. moom la ñuy wax le code pastoral. ak décret am na décret d'application am. code pastoral mi ngi feeñ si atum 2000. maanaam da nga bëgg a wax code bi mën nañ ko jukki. waaw waaye décret bi du génn. waaw léegi comme code de l'eau léegi. code de l'eau léegi mi ngi nii. moom mooy code de l'eau. code ndox bi. code ndox mi. mooy affaire ndox mi yëpp. code de l'eau mi ngi nii. am na mais décret bi génnul. décret bu génnul mooy. jëfandikoom day xaw a jafe tuuti day xaw a jafe dinañ ci ñëw ak mandat léegi waaw léegi am na lu ñuy wax aussi beneen code bu ñuy wax le code forestier. lu gott gi. am na code moom tamit. nga xam respecté. moom mooy lu ñuy wax le code forestier. ki yëpp ay tëralin la. nga xam moom dañ ko war a sàmm yu bari. mais encore am na li ñuy wax am na yeneen code yu bari nga xam ni kenn mënul def yëpp teewoo yëpp. mais léegi waa Mauritanie ñi ngi def léegi comme dans le cadre si affaire dañu war a décentraliser am na ñi nga xam ni ay fànn yi nga xam ne dañ ko war a dénk population yi. communauté yi waaw. communauté yi nag léegi li ñu leen di dénk. il faut ñu am ay charte charte yooyu day jóge si suuf. mu jëm si kaw. après ñu mën ko gars yi ñu mën ko signer. ñu mën ko kii pour léegi bu amee problème si àll bi rek. daan si ñëwaat bu baax. problème bu amee rek. ñu mën basé wu si charte boobu si tëralin yooyu nga xam ni. si suuf la jógee. loolu moom manqué woon. léegi comme léegi mi am day jóge suuf dem si kaw. léegi day tax autorités yi ñu am ay gànnaaw yu waay nga xam ne dañ koy gànnaaw yi nga xam ni. daañu mën a arbitrer. en cas bu ñu amee ay conflit ay xeex ay kii. gànnaaw yu yoonal. dafa mel na ci laaj bu njëkk bi nga dugg noonu. muy importance su charte yi nga xam ni. mais bu pastoral bi importance am. il faut nga xuusal ñu ci biir. voilà bu pastoral bi dafa am importance. importance am surtout njëriñam mooy que ni charte pastorale bi. mooy dafa war a normalement dafa définir ay amee commission. si biir département yi. parce que léegi dañuy waxoon avant yëpp dafa nekkoon si biir Nouakchott rek. léegi dañu jox état bi léegi. ñu ngi leen di gërëm bu baax. dañu décentraliser affaires yi. au lieu mu nekk Nouakchott. xam nga am na ay xaakim yu nekk si àll bi. am na ay maire yu nekk si àll bi. maire léegi dañu am ay prérogatives yi nga xam ni. daañu mën a tëril seen gox bu ñu nekk. ñu mën defal seen ay tëralin yi nga xam ni moom nañu basé wu pour que ni ñu basé wu si code pastoral bi ak décret d'application bi day tax ñu mën appliquer loolu sur le terrain am ay sanctions ay daan te daan yooyu règle yooyu population yi dañ siy jouer rôle bu am solo yan rôle mooy que ni léegi ñoom seen mbëbët yëpp mooy ñu mën a jëfandikoo seen jur ñu mën a jëfandikoo li nekk si àll bi te duñu yàq parce que boo ko yàqee rek mën na jeex. bari nañu dégg ay coow sax entre éleveur bi baykat bi sàmmkat bi defe naa ni mbir yooyu moo tax ñu def charte parce que charte bi day ñëw pour mu tëral jàmm si diggante baykat bi ak sàmmkat bi te bu ñu waxee baykat ak sàmmkat si réew mi mooy wax nañu lépp waaw même gis nga ay béykat léegi yi am ay jur am na ay sàmmkat yoo xam dañu am seen tool mooy kenn mën leen xedd kenn mën leen séparer comme li nga ko waxee rek Mauritanie benn la benn bopp la léegi sart yooyu day ñëw pour ñu wax kañ la jur gi war a dem si benn gox war a dem si benn gox ak kañ la warul dem si benn gox comme par exemple léegi bu ñu commencé tool yi normalement population seen biir dañu war a xam ni ñoom jur gi dañ ko war a désorienter feneen fi nga xam ni beneen espace en attendant que léegi tool yi jeex bu joxee ba pare jur gi day am njëriñ si biir tool yi parce que day ñëw pour def engrais loolu muy ñëw si biir tool di fa dëkk def fa séjour dana si lekk non seulement dana lekk si seen gaanuwaay yi seen gaanuwaay yi day tax gaanuwaay yooyu moom mooy nekk engrais si ñoom day enrichir suuf si mooy day tax suuf si gën a
meññ am koom mooy am koom am meññ nga xam ne ñoom bu ñu ñëwee produire dara daañu mën a gagner dafay bari yomb loolu la ñuy la tubaab di wax terre fertile pour la fertilisation bu am njëriñ loolu dafa am njëriñ trop am na solo yooyu moo tax nag xam nga si gannaaw béykat dafa doon dem yoonam sàmmkat dem yoonam léegi yoon yooyu nañu dañuy wax béykat bi kaay fii sàmmkat bi kaay fii ñu def ay réunion ay daje yi nga xam ni day concerté wu ku nekk wax muskil am problème bu nekk ku nekk waxee problème am ñu ni ko yéen léegi localement maam yi lan nañ daan def pour am solution parce que avant jàmm daan na am seen diggante mais léegi comme ressources yi day gën a di wàññeeku léegi da ngeen ko war a gérer d'une manière parce que ressource lu tax conflit am bëgg bi day gën di yokku ressources yi di gën di néew di wàññeeku voilà di gën di néew léegi néewaay boobu nag mooy indi problème yu bare jërëjëf ñëppay bëgg ñëpp dañuy bëgg acteurs yëppay bëgg te lu ñëpp bëgg rek il faut mu am benn consensus yoonal boobu nag moom mooy indi jàmm loolu moo tax ñu def charte bi nga xam ni dafay regrouper agriculteurs yi kii béykat yi ak sàmmkat yëpp ñu mën a décider pour seet gan yoon nañu war a jàpp pour ñu mën a jëfandikoo seen gàncax te du am benn problème encore seen doom yi ak seen sët yi bu ñu ñëwee waaw génération yi ñëw ñu mën ko jëriñu ko du am problème man de monsieur Fall franchement am na mbir yoo xam ni jukki nga ko fii waaw daf may delloo si mbindeef yi nga xam ni bu ñu ñëwee ci àll bi rek dañuy wax àll la waaw loolu xam nga bare na ci ñu mu nekk àll bi àll la ba tax na loo fa bëgg boo bëggee dagg garab nga dagg garab loo fa bëgg a def nga def ko fa ndax yaatu na waaye loolu la ñu nekk di dàq nii ñu wax ko mbokk yi nga xam ni ñi ngi seetaan bare na ñu nekk ci àll bi communauté locale yi di jëfandikoo àll bi naka su dul noonu dem nañ sax ba di wut ay këriñ ak yooyu ñëw rek dagg yooyu defe naa ni monsieur Fall dañ ci dugg waaye charte yi nga xam ni tëral nga ko fii tëraloo ko sax dafa nekk charte yoo xam ni nit ñi war nañu daw wuti ko ndax mbir bala nga koy jëfandikoo di nga laaj ndax réew mi am na ci yoonal yoo xam ni tëral nañ ko bala ngay dugg ci loo xam ni xamuloo ko waaye charte yi naka la mën changer mode dëkkuwaay yi nga xam ni suñu communauté locale yi naka la mën changer seen gis-gis wala itam seen taxawaay ci wàllu gott gi waaw muy question bu am solo maa ngi lay remercier bu baax parce que dama siy sawar tontu toujours. à chaque fois. waaw à chaque fois dama siy tontu parce que charte bu ñu ko waxee mooy dañu jàmm rek finalité bi yëpp mooy jàmm rek. dañuy ku nekk xam sa. xamoon lu xewoon 89. entre Mauritanie ak Sénégal. day jéggi gaa dex gi dem feneen. yeneen pays yi. moo tax tant que jàmm réew mi amul ba pare. duñu mën a am jàmm yeneen réew ak yeneen réew. parce que jàmm bu amee si réew. mooy que ni léegi li ñuy utiliser yëpp lu mu néew daan ko mën a yaxanal ba nga xam ni ku nekk gis sa bopp ku nekk dañ si gis sa bopp te du ñu déplacé wu feneen jarul ñuy dem seen réew parce que yaxanal nañu léegi charte yi loolu la mën indi si changement crainte yi mooy lan mooy bu yëpp jeexee àll yi bu jeexee dañuy dem ñi seeti feneen ñu transhumé si Sénégal wala Mali Sénégal Mali conflit yu baare ay xeex yu bari yi am ñaan ñu ko yàlla toujours mais si loolu rek la c'est autour de la ressource naturelle si biir rek ressource naturelle lan koy utiliser ñoom tamit dañuy soxla ñoom seen réew dañuy soxla waaw te bu ñu ñëwee indi suñuy gëléem ak suñuy nag yi tamit ñoom dañu am seen ay règle seen ay charte ñoom tamit réew bu nekk dafa am chartam am na ay différence ci charte yi léegi duñ ko mën a xamee la ñun léegi li ñu mën a def ba ñu mën a changer mooy première des choses mooy ci sensibilisation dañu war a fexe ba waxtaan ak mbokk yi ba ñu yeewu kooku mooy première des choses il faut ñëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu yeewu ñu wax leen ni garab bii ngay dog tey wala këriñ bii ngay def tey bu fekkee il faut nga dog benn garab bi nga xam am na téeméeri at wala ñaar téeméeri at nga dog ko benn seconde boo ko dogee jeex na garab boobu te njëriñ yëpp yu mu doon am day jeex lu tax feebar yi gën a dugg ci biir réew meeg yooyu yëpp maa ngi avancé xaw ma tax mën naa am na solo waaw parce que feebar yi lu ko gën a indi waruñu nëbb lu gën a indi feebar yi mooy garab yu bare dañu nax saay jeex nañu garab yooyu bu ñu jeexee
pour faj bi doot ñu am lu ñu fajee parce que pour nga faj il faut ngay dem ay Casamance ak ay yeneen réew yi nga xam ni ñoom ñooy construire seen garab te ñooñu aussi dañ koy jëriñoo léegi moo tax ñu feebar day gën a di bari rek waaw day gën di bari écosystème bi day changer écosystème mooy la ñu waxee écosystème wax nga lu am solo mooy gox nga xam ni agro sylvopastoral mooy l'espace agro sylvopastoral wax agro mooy agriculture sylvo mooy affaire garab yi ak pastoral mooy affaire jur gi sàmm gi léegi loolu rek nañu am sàmm gi ñun lan lañuy jëriñ mooy yàpp bu ñu siy jëlee yàpp bi dafa nekk de qualité bu amul qualité ak meew yàpp ak meew ak meew bi aussi yooyu yëpp dafa war nekk de qualité day tax day jouer rôle bu am importance si affaire suñu dunduwaay lu ñuy dundee ak suñu alimentation vraiment mooy du ñuy vivre meew bu amul comme ni ko waxee c'est un aliment complet meew bu amatul très nutritif baax na suñuy doom yi baax na suñuy sët yi baax na si ñëpp yàpp aussi dafa baax ay jour ngay jëfandikoo yàpp pour nga mën énergie te loolu yëpp moom mooy forêt bi aussi mooy këriñ yi ngay gis këriñ yi mooy forêt mooy këriñ yi mooy garab yi ñu siy jël mooy sax kii yi écorce yi ak racines yi reen yeeg yëpp day faj day am ay téeméeri maladie nga xam benn garab rek mën a faj ay téeméeri maladie yooyu yëpp duñ ko war a ignorer dañ ko war a loolu rek mën na tax war na tax sensibilisation bi yëpp foofu la war a féete foofu la war a féete te population yi mooy communauté yi amuñu salaire ñoom seen salaire mooy lu ñu amee si biir seen biir gox mooy garab yeeg gàncax geeg seen jur loolu rek moom mooy seen salaire xam nga yow fonctionnaire nga tey yaa ngi am salaire mois bu nekk dana jox xaalis léegi nag baax na nag ñuy dem toujours di leen wax ni yéen seen salaire mooy lii seen ressource mooy lii bu fi jógee rek mooy seen suuf amatul benn njëriñ te da ngeen dem feneen boobu moom mooy exode rural bi exode rural tant que mi ngi am rek boo jéggaanee rek sonn boo jéggaanee da ngay sonn waaw te ñun réew mi moomuñu jéggaani voilà macha allah fa tabarakallah voilà yàlla may nañu gott gu am solo macha allah lépp ngi ci biir voilà yàlla may nañu géej gu am solo absolument waaye itam jógtee gouvernement réew mi yu ñu seetlu ci jamono yi jëm ci fànnu gott gi ak ngëneel yi ci ne yàlla na ko communauté yi comprendre mooy fàttali mbokk yi ni Abdoulaye Fall dafa jóge tournée waaw wur gox xaatu réew mi ngir rek ki nga xam ni mooy sàmmkat bi ak baykat bi ak li nga xam ne jëfandikoo suñu gott yi àll bi di waxtaan ak communauté yi ak yooyu waaye bu ñu ñëwee ci wàllu administration ci ban fànn ban niveau ci administration bi la ñuy war appliquer charte yi di fa gis seen bopp ci réew mi jërëjëf wallaahi kooku jar na xam parce que ñu bare ñuy xaar Nouakchott ñëw rek intervenir tant que Nouakchott tant que mbootaayu kii état bi jëluñu benn délégation ñu indi ko si rek ñoom defan dara amul waaye foofu ñu bari dañuy trompé gis naa ay maire yoo xam ni dañuy croiser les bras dañuy defa ni ñoom dara waru maire gox yi ñu nekk si gox yi te ñoom mën nañu indil seen askan li nga xam ni bari na trop comme gu am solo parce que mën nañu def ay demande de transfert de gestion mën nañu laaj par exemple Rosso maire Rosso mën na laaj léegi mu ni jeex na léegi parce que maire dafa am benn titre boo xam ne ñu bari dañ ko ignoré titre gox la titre police d'état officier d'état judiciaire effectivement oui te mën na jouer rôle yëpp mën na ñaan état bi benn gox boo xam dafa am ay garab yi nga xam ni dañ ko utiliser c'est vital mooy espace nga xam day dundal nit yi mu ñaan commune bi mu mën ko gérer ñaan loolu la ñuy wax transfert kooku code forestier bi jukki na ko bugguma si dugg trop bugguma si xuus mais commune am na prérogative mu ñaan état bi may ko benn gox nga xam ni gox boo xam ni c'est vital bu amul xëy na Rosso dana am manqué lu bari communauté bi dana am lu bari lu ko manqué léegi si loolu dañu war a sukkandiku ñu def ay demande de transfert de gestion mooy pour ñoom ñu mën a yaxanal seen bopp léegi commune bu demandé ba pare comme ñoom population bi ñoo leen élire communauté yi mën na ko délégué kak nañuy wax délégué mooy du leen ko may mais daf leen koy confier dañuy wax communauté bi da ngeen def cahier de charge ngeen def benn association benn association bu ngeen def association bi léegi
nga xam ni yéen am ngeen conviction que da ngeen war a sàmm seen ressources yi. loolu bu ngeen ko defee. mën leen délégué li ñu état bi may. donc communauté bi aussi. ñu bari xamuñu ko mais mën nañu demander commune bi pour ñu gérer benn espace. mais en général espace yooyu. yan ngëneel lañ ci war a yaakaar. comme ni nga ko waxee en tant que professionnel. voilà dañ si yaakaar ñu mën ko protéger ba pare. que population parce que xam na ni état yi mënul def si suufu garab bu nekk def benn forestier. benn agent des eaux et forêts. mënul nekk parce que déjà ñoom même bu fekkee am nañu ay forestiers yu doy. seen jumtukaay doyul même carburant des fois daf leen di. manqué daf leen di të. léegi nag le fait que ñoom ñu koy confier aux communautés. communautés yi nga xam ils sont convaincus xam nañu ñoom soxal na leen seen préserver seen ñu protéger seen gàncax. kooku c'est important c'est important parce que nañu wax une protection de proximité. mooy li nga xam ni ñoom bu ñuy sàmmal seen bopp. si li njëriñ si li ëpp. waaw porté si li ëpp porté lu am solo la. waaw si li responsabilisation boobu dafa am solo. protection ba pare. ak en même temps mais doo protéger rek pour. protéger gardien. waaw mais boo protéger ba mu am surplus ba mu am li nga xam ne yokk na si. da nga ko war a dindi pour nga jëriñoo ko. voilà en général lan la. lan wàllu këriñ. d'accord waaw am na garab yoo xam ne. am na garab yoo xam ne dañuy indi ay gàncax. ba pare seen gàncax bi. soxla nañu léegi seen bant yi. pour ñu def si ay nit yi. xam nga fu ñuy dëgg. pour seen dëkkuwaay. dañuy soxla bant yi. dañuy soxla bant yi encore pour source d'énergie mooy dañuy def ay këriñ comme ni nga wax léegi. mais dañuy soxla garab yi comme. boo jëlee garabu déem am na siddéem boobu dañ koy soxla pour ñu mën ko utiliser. am ñoo xam ni léegi dañuy jël siddéem bi ay jigéen. xam dañuy organiser ñu transformer ko. ba pare di ko jaay si bitim réew. muy indi ay devises. nekk source devise. dëgg la céréale waaye day am importance. suñu marché bi ñu ngi fi am bolu siddéem yoo xam ne waaw boo ko njaree meew c'est nutritif. yooyu yëpp c'est important autosuffisance alimentaire yu am solo boo xam ni. da ngay dellu si. recouper nag li nga xam ni moom mooy jëkteef bi. xam nga tey ji fu ñuy waxee de 0 à 5 ans. suñu doom yi ak aliments nutritifs yi ak yooyu. mën na jóge ci gott gi. dafa am solo. jóge ci gott gi am na solo. waaw may wax nag encore dara beneen garab boo xam ni maa ngi ko tuddee kadd waaw dañ ci doon jëm. waaw dañ ci doon jëm d'accord Acacia albida. Acacia waaw. Avrar moom la ko naar di wax. garab gu am solo. jukkul ñu garab googu ndaxte am na solo te am na suñu réew mi. waaw am na kay wallaahi. kooku garab bu baax la. garab boo xam nit yi xamuñu intérêt bu baax. xëy na wàllu suñu gox-goxaan yi réew yi am na ñu si ko xam. ay mag xam nañ ko bu baax a baax. moom nañu wax si pulaar caski pulaar am na gaa ay dëkk yoo xam wolof di ko wax kàdd naar di ko wax avrar garab bu am importance lu tax garab bi day def comme moom légumineuse la d'abord légumineuse boo déggee ñuy wax famille de légumineuses garab yooyu yëpp nga xam ni comme ay werg ak ay kàdd yooyu ñoom dañuy jëriñu suuf si day jëriñu suuf si d'abord béykat bi dafa war a fonk li ñuy wax kàdd garab nu muy jëriñee suuf li lay jëriñee suuf mooy kàdd boobu ma jëlee kàdd rek par exemple garab de manière générale day jëriñ suuf parce que racines yi mooy reen yi day préserver suuf day tax suuf si du stabilisation day stabiliser suuf si ba nga xam ni ndox yi bu ñëwee du mën a suuf si dara du mën a yóbbu suuf si parce que ndox yi bu ñëwee day yóbbu li nga xam ni moom mooy tous les éléments fertiles li am solo suuf si lay yóbbu te foofu bu ko yóbbu ba pare béykat bu ñëwee béy ko mën na si bañ am dara production mën na bañ am dara kooku benn la si benn fànnin deuxième fànnin kàdd laay ñëw léegi particulièrement kàdd par exemple ak légumineuses yëpp dañuy jëriñoo suuf si mooy ñoom yàlla daf leen may pouvoir boo xam ni dañuy fixer azote atmosphérique azote bi nga xam ni gratuit yàlla moo koy indi mbiru yàlla rek wallaahi da ngay gis kàdd bu nekk si biir tool borom tool bi dafa ni kàdd bi daf koy yàqal parce que picc yi buy ñëwee dañuy lekk juróom or que moom xool ni kàdd boobu day fixer azote atmosphérique te azote engrais la engrais bu mu waroon jënd pour enrichir suufam kàdd boobu mi ngi koy jox su ko xamee
bu ko xamee daf ko war a xam léegi. daf ko war xam léegi dafa jot. daf ko war a xam. dafa jot. daf ko war a xam. nii du picc bi rek moom mooy effet. mais aussi fixation azote boobu. dafa baax day tax du jënd te lu mu waroon jëndee engrais boobu mën na jëriñ pour scolariser ses enfants. pour mu def leneen li nga xam ne pour économie. mën na ko jëriñ bu baax. loolu donc dañ ko war a xam. ñu sàmm kàdd. te di ko béy di ko yiir bu baax a baax. mais dama daan dégg wolof naan kàddu buur. kaddu buur ci toolu buur yi. waaw xam nga am nañ ci benn mboro boo xam ni. kii essai. agricole. yu bare tubaab bi fa la ko defee. transporter li nga xam ni mooy garab yi yóbbu leen Europe. ndax boo xoolee Europe garab. européens yi moomuñu garab. moomuñu ko fii lañ ko meññeele ñu gis yóbbu ko. adapté ko en Europe mu nekk gàncax donc lu am rek ci Afrique la. ñu amaat ci benn fii mooy jardin yi. toolu buur. kàdd ma nga fa. waaw mu doon garab gu am solo mais da nga ni ma dafa mel ni. dañu jàpp ni. bu nawet ñëwee kàdd gi day ruus. voilà man loolu lu ma jaaxal la ci xeetu garab. waaw war na jaaxal mais encore gis nga garab boobu. yàlla moo ko bind rek xam nga yàlla ak yàlla moom mën lépp ay mbiram. moom bu yàlla defee garab yi dañuy meññ si nawet. day wane nawet. mais moom particularité mooy lan mooy moom nawet bu ñëwee rek dootul meññeti day arrêté. est-ce que. waaw léegi nag bu ñu demee ba nga xam ni léegi kii bi période de soudure la. période de soudure nga xam ni taw amatul dara amatul garab yépp seen feuille dem na meññetuñu. moom boobu lay meññ nag. est-ce que. te loolu dafa am njëriñ. dafa am njëriñ non seulement si béykat bi. mais ak si sàmmkat bi. lu tax parce que béykat bi wax nañu njëriñam ba pare jarul ma si dellu si parce que engrais la déjà. engrais bi rek doy na lépp. pour sàmmkat bi léegi. njëriñam mooy lan mooy dana am ba jamono boo xam ni dootul gisati gàncax si àll bi. bu boobaa day jël xam nga kàddu bi mel ni léegi si période boo xam ni daf ko gën a soxla. si lay jël feuilles yi comme surtout ñi nga xam ñoo yor xar yi ak bëy yi. dañuy jël branches yi. di ko jox seen bëy ñi koy dundee. est-ce que si moom la tubaab di wax période de soudure. période de soudure boobu jamono bu mu méttee ci baykat bu mu méttee nag lay kàddu di gën am njëriñ si sàmmkat yi. béykat yi moom à tout moment lay am njëriñ. parce que vraiment lu muy def si tool dafa mag. alhamdulilah jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen monsieur Fall di un ingénieur ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu gott gi waaye ci wàllu ndox. ñu koy wax la gestion des ressources naturelles am na solo ci réew mi mbokk yi dañuy jukki rek benn pàcc boo xam ni mi ngi jëm ci wàllu ñàkk yi nga xam ni suñu réew ñu ngi ci jublu ngir rek dàq li nga xam ni moom mooy jàngoro bi nga xam ni lëmbe na askan wi daan na askan wi waaye itam buum na ay doomu aadama yu bare bare ñu leen di ñaanal yàlla suñu réew nag am ci taxawaay bu rafet ndax buñ ne takk leen masque mbokk yi takk masque buñ ne leen bu leen génnuñu waaw bu ñu leen nee bu leen nuyoowuñu ñu doon rek di wuyu di addu ci li nga xam ni mooy digle ministère bi nga xam ni moo yore wàllu wér-di-yaram bu ko defee xam ngeen ni réew mi yëg ngeen ko ñu ngi ci wàllu ñàkku yi dem ci gox-goxaat yi nga xam ni ñoo gën a sore sax mbokk yaa ngi daw di ñëw di ñàkku si gouvernement bi à travers le ministère de la santé fas yéene dolli li nga xam ni moom mooy gën a jóge askan wi ngir rek ñu ñàkku waaw dem leen ñàkku ji mbokki réew mi ndaxte coronavirus randuwul dafa am ay jéego yoo xam ni mi ngi koy xalaat rek pour daan yenn réew yi waaye itam ñun yàlla na ñu ci yàlla musal les vaccins sont importants ñàkku yi kenn ku nekk foo mënoon nekk ci réew mi fa tabarakallahu boo bëggee sa ngëneel boo bëggee sa wér di yaram bëgg a participer ñi nga xam ne ñooy toxal feebar bii nga xam ni la jële na nga dem nga ñàkku ji ndax am na solo ñoo ngi ko jógtee di remercier doyen Fall mbokki jaagili yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ndaxte ci mbir yooyu la ñu nekk boo xoolee image yi wu réew mi ak ci gàncax yi ak ci lépp loo xam ni moo jëm ci malo yi defe naa ni am na solo ñu jukki ko waaye itam communauté yi nga xam ni ñoo fa dëkk ak li ñu war a xam ci charte yi am lu ñu war a xam ci seen ngëneel parce que lépp lu gouvernement jukki am naa yaakaar ni dafa fekk ni ñu xool ko ba xam ni moo gën ci doomu aadama yi ñu jukki ko rawatina ak yow mi toog doyen Fall li nga xam ni mooy restauration des terres mooy ñu fexe ba suñu gott yi ñu yor yàqoon ci defaraat ko
yàqu ñu defaraat bare na gox yoo xam ni dañu yàqu wallaahi te nga teewe ko jóge foofu waaw bu ñu bëggee dundalaat ay suuf yoo xam ni dafa yàqu ci gott gi naka la ñuy def voilà loolu la am importance la mais comme yaa ngi doon wax si affaire ñaq yi léegi. waaw ñaq yi waaw si tu me permets rek am na solo man dinaa si intervenir intervenir tuuti concerné waaw waaw dinaa si intervenir tuuti. les vaccins. xam nga tubaab lu mu def rek dañ ko war a topp. bu fekkoon baaxul. bon kenn du leen topp dafa baax moo tax dañ si gis njëriñam. mais ba léegi c'est à titre expérimental mais ñi ngi ñaax nit yi rek ñu dem ñàkku ji. gis nga loolu yëpp encore pour revenir aux ressources naturelles. à la restauration et à la préservation mooy dañu war a sàmm suñuy ressources naturelles. feebar yëpp ngay comme li mu waxoon si jamono. comme transition vers la santé. waaye ñun Afrique yàlla defal nañu ngëneel de. defal nañu ngëneel santé bu baax defal nañu ngëneel mais lu ñu gën a sàmm. suñuy gàncax. la feebar di gën a wàññeeku. daw di gën a daw lu tax. parce que lan la mooy auparavant dañu gis ni àll bi dafa naatoon. dafa daan naat te am na ay façon jur yi nga xam ni si àll boobu nañ doon juree. kooku c'est important nañ doon dundee. nañ doon dundee foofu nañ dëkk. duñu ne am benn relation ak population yi. léegi nag bu ñuy kooku yëpp feebar yooyu ngay gis coronavirus ak yëpp. conséquence su destruction mooy yàq àll bi. moo tax effectivement ñu bare daw nañu. animaux yu bare. daw nañu. transhumé feneen dem transhumé si biir nit yi dëkk ak nit yi. bu ñu dëkkalee ak nit yi léegi. am na ay feebar yu ñuy wax les zoonoses. les zoonoses les zoonoses zoonose lan moo ko indi zoonose yooyu ay zoonose la aywa ñu ngi wax ni coronavirus mi ngi jóge si ay mala lay jóge dem si nit yi xëy na si mala yooyu daaw loon leen feebar mais comme léegi ñoom amatuñu àll ñu ngi dëkk ak nit yi léegi bu ñu wàllee nit yi virus bu duggee si nit rek daf koy feebar parce que mën na nekk bañ a mën a feebar mala bi mais bu duggee si nit mu am beneen réaction virus moom day muté wu day nekk leneen toujours bu duggee si nit foofu lay am condition favorable pour mu feebar ko donc loolu dañ ko war a di sàmm toujours waaw voilà loolu kii la woon parenthèse mais poñ bi moom am na solo loolu ndax suñu réew mi def ci dal fexe ba suqali waaw yenn suuf yi nga xam ne amatuñu njariñ voilà loolu encore dañ ko war a def en parallèle avec li ñu am ak néew ñu sàmm ko mais li nga xam ni yàq nañ ko ba pare ñu mën ko dundalaat boobu dafa am solo par xëccoo bu bare mooy espace bi day gën a di réduire di wàññeeku espace ressources yu am ressources yi day gën di wàññeeku benn solution mooy ñu dundal espace yoo xam ni ñun nit yàq nañ ko kooku ñuy wax effet anthropique effet anthropique boobu mooy nit yàq na ba pare lu mu yàq pour mu defaraat ko am na ay techniques yoo xam ni macha allah daan si xuus mooy comme dañu war a jëmbat garab mën nañ ko wax reboisement mais reboisement boobu gisuñu résultat yu bari si reboisement kese lan moo tax mooy dafa doy jur gi dafay gën a yokk te bu gën a yokk day dem di wuti loo jëmbat léegi mën na ñëw jur bi daf koy dindi. il faut daal ñu fixer jur gi seen place. waaw fi nga xam ni fa la ñuy war suturloo. voilà il faut ñu fixer te loolu ay aménagement moo koy def. aménagement bu ñu amoon politique aménagement des territoires du ñu mën a fixer suñu jur ku lu nekk mu xam fan la war a dem. bu ñu amul nga wax. bu ñu amul amuñu ko. est-ce que. code forestier bi kooku moom madame la ministre mi ngi moom laa visé oui maa ngi koy nuyu de passage parce que sama collègue la woon depuis GIZ coopération allemande. ban njëriñ la am ñu aménager. bon ñu aménager dafa am njëriñ parce que suuf su nekk am na vocation benn suuf yi nga xam ni dañ ko pour béy dañ ko war a def pour béy rek. am na yeneen suuf yi nga xam ni pour affaire mala yi ñu def ko pour aménagement mooy da ngay def benn cartographie da ngay def ay carte nga dessiner sa espace ba nga xam ne da ngay wax ni gouvernement moo ko def. bu ko defee day wax ni bii suuf jagleel nañ ko sàmm. bële côté suuf si jagleel nañ ko béy yi. mais day am sàmm bi comme ni mu waxoon. day ñëw des fois bu récolté yi pare. bu ñu kiyee ba pare récolté sàmm bi dafa war a ñëw si béy bi. place au troupeau. waaw léegi troupeau bi moom tamit dafa war a am tamit fu mu war a. waxtu baykat yi di bay. waaw troupeau bi dafa war fu mu am nekk. càmm gi dafa am fu mu war a nekk. waaw am na encore yeneen espace yi nga xam ne mooy comme ni ñuy wax maa ngi nuyu madame la ministre. nga wax les forêts classées. ñun amoon nañ 30 forêts classées. yi nga xam ne mooy gott gu ñu ber. bu ñu ber tubaab ñoo ko beroon si jamono. lan moo taxoon.
lu taxoon ñu ber ko dañ fa gisoon ay gàncax yi nga xam ni mi ngi amul feneen yu valeur comme nga wax si jën rek coof. comme nga ni coof. si garab noonu la amee si garab loolu la amee ay gàncax yi xam ni dañ ko waroon xottu butéel ak yenn yi. comme ay xottu butéel ga du suñu mbir du suñu espèce. dañ ko indi rek Australie la jógee dañ ko dugal fii. ah oui. yëpp lu ñuy dugal espèce yëpp ñuy dugal ñoom ñooy gën a indil ay problème képp garab boo xam ne bokkul si ñun. waaw. boo ko indee fii. doo ko mën a gérer parce que xamuñu ko. nañu gérer li nga xam ni suñu askan la bokk. waaw moom la ñu am ñu gérer ko. te loolu lu ñu koy gérer mooy dara rek mooy nga jël sump. mu nekk sump nga valoriser ko. nga valoriser produit am bàyyi jigéen ñi def seen jus de sump ak sirop de sump. ñu mën ko def dem di ko jaay. yooyu yëpp c'est important. mais maa ngi dugg benn domaine boo xam ne am na solo trop. gis nga. xam nga lu génn ci gott gi suñu kaw lal yi la ñuy fekk suñu biir néeg yi la ñuy fekk. gis nga léegi boo jëlee buy. guy xam nga buy si guy la jógee. guy boobu léegi. tubaab ñi ngi koy jéem expérimenter seen réew. mais du marché. lu tax parce que buy dafa soxla tàngoor. te ñun tàngoor bi fii la am si Afrique. comme boo jëlee orange bu rouge bi. mënul sax si ñun lu tax parce que dafa soxla benn période bu ñuy wax période de vernalisation en terme technique mooy dafa soxla sedd comme banaan lu mu soxla tàngoor orange yu tubaab yi loolu la soxla encore sedd orange mën na sax si Maroc mën na sax Tunisie fi nga xam ni am na benn période boo xam ni il faut mu sedd mu am sedd bu baax kooku ñun amuñu ko moo tax nit lu mu am lu ko yàlla may daf ko respecté bu bañ ko yàq boo indee beneen kii rek beneen espèce comme xottu butéel bi nga tudd léegi espèce bu baax la mais dañu war a xam nan koy gérer parce que boo ko indee nga def ko ak suñu garab yi day def li ñuy wax concurrence bu defee concurrence day éliminer suñu garab yi ndax moo leen mën moom moo leen mën parce que moom racinam yi day dem ba ci suuf fu ndox nekk dana ko jël te day tax ñii suñu garab yi dootuñu amul ndox ñuy dee sur pied loolu moom moo xew yooyu yëpp maa ngi ñu ngi woon ci wàllu aménagement yi si aménagement yi waaw yooyu yëpp si aménagement yi la aménagement yi comme li ñu wax léegi am na kii code forestier bi am na ñuy wax le plan d'aménagement simplifié mais boobu ba léegi mi ngi si décret d'application bi di code forestier bi gi nii bi ma jàpp ni mais forestier yi appliqué wuñu ba léegi plan d'aménagement simplifié loolu nag tolof lay indi waaw tolof la non dañu ragal mais dañu bëgg conserver dañuy defa ni bu ñu conserver garab yi rek jeex na nit yi seen yoon nekkul si ñoom te loolu day indi nit yi di sàcc di def li nga xam ni warul loolu moo tax ñu def ay këriñ nit yi dem di lakk racines yi si suuf pour garab bi dee ba pare bu dee xam nga ñu mën utiliser bois mort bi yooyu yëpp mënoon nañu si bañ fekk bu ñu sensibiliser population bi ñu yéen ak moom ñu def suñu defal leen ay politique d'aménagement charbonnier bi ñu xam ni métier rek la charbonnier du sàcc métier la yeneen réew sax ay mandarga dañuy am ay badge yeneen réew yi te dañuy collaborer ak forestier yi mooy lan mooy dañuy def këriñ sans yàq am këriñ mais doo yàq garab yi nga bàyyi ñu dund mais dañ leen defal seen esprit ni que yéen këriñ bi bu ngeen ko buggee am seen doom di ko am seen sët di ko am lii dañ leen def aménagement bi bii année dañuy fii rek ñu ñëpp charbonnier yëpp fii nañu ñëw bii côté bii état bi wax foofu nañuy exploiter ñu def suñu carbonisation te boo defee carbonisation boobu yéen li ngeen jaay ci charbon bi moom nañu war utiliser pour defaat suuf si mooy restaurer. wax dëgg. na nga ko war a restaurer. wax dëgg milieu bi yow yaa ko yàq yaa ko war a restaurer. durabilité. boo amee léegi 10 parcelles comme ni ngay béyee rek nga am 10 parcelles mi ngi mel na nga jël parcelle kii bi charbon bi nga def ko en jachère boo ko defee 10 ans day jógaat fi nga yàqoon il y a 10 ans fukki at. day jógaat bu jógee nga mën fa dellu si 11e année nga encore di loolu moom mooy aménagement. aménagement yoom nañu war def si bopp nit yi. ba pare jàngal leen ay techniques de carbonisation am na ay techniques yoo xam ni comme lu ñuy wax la méthode casamançaise. moom la utiliser léegi en Casamance. dafa efficace et à Tamba dafa efficace xam nga lan la parce que booy def carbonisation soxlawul léegi ngay am bant yu bare. doo dagg garab yu bare. lu tax ay cheminée ngay def nga xam ni moom air yi moo tax ngay dagg lu bare.
lu mu gën a am ay air lu mu si gën a am lu mu si gën a am yoon rek yàq lay nekk waaw dëgg la léegi boo defee mël yi nga tëj ko nga def ay cheminée nga xam ni cheminée la ay bërigo yu bari ngay dagg nga def ko cheminée mu nekk comme usine rek léegi cheminée boobu day tax mën nga utiliser fi nga daan utiliser fukki bantu garab nga utiliser fa juróom te daa am même quantité charbon te charbon moom mooy gën a baax gaa day gën a baax yooyu yëpp ay mël la ay technique d'amélioration yoo xam ni buñ koy développé fii xam naa seetlu nga ko sa réew ndaxte dafa laaj yéen ñi seen xam-xam màcc ci ak koom gi nga xam ni moom la mbir yi war a mën a jural réew mi waaw mais seetlu woo ko sa réew moo tax nga jukki ko waaw un appel certainement un appel léegi appel yi mooy à madame la ministre de l'environnement ak ministère yëpp gaa parce que environnement c'est un domaine transversal du seulement pour le ministère de l'environnement dafa bari ñu ko bokk moo tax ministère yëpp ñoo war a jóg te di wax encore njiitu réew mi mu jóg ci loolu parce que bu ma déggee bu defee loolu nañuy wax développement durable xam dañuy wax ministère de l'environnement et du développement durable mooy côté boobu bu ñuy seet côté forêt rek ak yëpp kii rek la gestion durable des ressources naturelles pour une gestion durable il faut ñu seet méthode yoo xam ni dañuy utiliser parce que kenn mënul wax ni duñu utiliser daañu utiliser daañu jëfandikoo mais dañ leen war a jàngal technique yoo xam ni dañuy utiliser te duñu yàq bu ñu delloo nag ci affaire restauration bi am na yu bari nga xam ni ay techniques yu bari aussi suuf yi ngi yàqoon yëpp maa ngi ciy dellu dañ ko war a defaraat du seulement reboisement du reboisement rek mën nga defar suuf waaw am na ay techniques yoo xam ni comme xeer yi macha allah suñu réew yi bari na ay xeer ñu ngi koy gis nii gis nga suñu gott gi waaw gis nga macha allah gis nga fii moom naat na gaa naat na macha allah mais am na ay gox yoo xam ni nit dañuy defan dootul amatim kii waaw ñii luñ fii def ñii gëléem yi dañ jóge fu sore lii yoon la yaa ngi ni naat na lu ñu war lekk la ñu lekk ni waaw li ñu war lekk xam nga encore jur da ngay seet li tax transhumance am xam nga ku nekk mënul toog si goo xam lan la pasteur bi boo gisee lu tax jur mënul toog si lu tax gëléem def nii parce que comme yow li ngay lekkee tey ceeb suba nga lekk maafe gannaaw suba sombi loolu ñoom tamit nañuy lekkee dañu ay vitamines am na garab yoo xam ni il faut ñu dem gox ba gox pour ñu am ko te garab yooyu am na yoo xam ni sud rek la nekk te am na jamono yoo xam ni sud bi lay sax moo tax transhumance am day tax ñoom ñu gën a dëgër waaw jéggaani feneen pour dem wuti façon garab boobu pour lekk ko moo tax transhumance solution la pour ñu conserver suñu nature oui vraiment solution la parce que fekkoon yëpp dañ leen concentre si benn espace dañuy dégrader espace bi bu ñu paree dem si benn espace concentré ñu dégrader mais mobilité boobu ngay gis noonu c'est très important oui très important jërë ngeen jëf mbokk yi defe naa ni mbokk yi yéen a ngi topp bu baax doyen Fall di ko xam-xamam màcc jëm ci lépp loo xam ni moo jëm ci wàllu gott gi waaye itam ñu xam ni gott gi am nañu ko bokk dama dégg sa njëlbeenu wax nga tudd lu mel ni responsabilisation communauté yi bu njëkkaan ay décision dañ daan ñëw rek di dal seen kaw mais njëriñu gott gi ak li ciy xew yëpp ban njëriñ ngeen jox gëdd ak mandarga ñi nga xam ne ñooy population yi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci wet gi voilà merci beaucoup jërëjëf waay parce que léegi xam nga c'est important parce que état bi avant suñu état yi avant 2000 avant code yi di génn code bu ñëwoon rek day nekk code police forestière lay nekk police rek da ngay jël yar rek ku def dagg dara nga dóor après état bi xam ni loolu mënul wéy parce que après 40 ans de colonisation parce que colon yi mooy jàngal loolu tubaab bi mooy jàngal di leen dóor ku dagg ñu ngeen dóor moom waaw te loolu après nañ ñëw après 2000 bu code bi génnee nañu wan ni dañu war toujours di confier di dénk population yi dénk boobu lu am solo la parce que population boo ko dénkee en même temps nga ni ko yow lii yaa ko moom man moom ma ko état bi mu ni moom ko suuf si mën naa moom donte ma am suuf si mais lii sax si kaw suuf si moom ma ko yow yaa koy jëriñoo effectivement parce que bu ñu waxee foncier beneen domaine lay nekk parce que am na domaine public ak privé mais lii sax yépp
village yi ñoom ñoo am droit d'usage lu ñuy wax droit d'usage droit d'usage boobu dafa am solo droit d'usage mooy lépp lu nekk fii lii sax fii ñoom ñoo ko mën a jëriñoo en première même fekk am ñeneen ñi ñëw di ko jëriñoo mais ñoom tamit dañ ko war a jëriñ boo ko defee seen bopp ñoom daal leen inciter pour ñu créer ay règles nga xam ni yoo xam ni waaw man maa ngi dund tey xam nga dund doomu aadama dafa xaw a gàtt tuuti gàtt trop gis nga léegi yow boo dundee yaa ngi am sa doom di xalaat doom bi moom tamit fii lay dundee te fii lay dundee sa terroir la maam yi defoon nañ fa dara déplacé wu sa terroir dafa jafe jóge sa terroir dem feneen nga jóge sa ànd dem si benn ànd toujours day waar toujours parce que dañ dafay xatal waaw léegi nga des sa terroir nga gérer nga yaxanal li nga am gérer ko donc na nga siy dund gaa nga bañ ko yàq mooy dëgg keneen bu ñëwee bëgg yàq nga ni ko déet ñun waxu ñun lii kii ñu ñoo ko moom yow ak man ñoo ko bokk yow ku ñu jógee Atar wala nga jógee Nouadhibou yow na nga indi sa jur rek sa jur na si jëriñoo mais nga bañ yàq gis nañu ay jur yoo xam dañuy dem di dëkk si kaw ñax bi di si def lépp di si togg di si def lépp loolu moom ma indi ñu wax daay te daay dafa gaaw si affaire yi day yàq lu bari day yàq lu bari yooyu yëpp dañ ko war a seet dañ ko war a sàmm moo tax léegi état bi mi ngi am tendance pour revenir à ta question di def di bàyyi population bi ñuy indi ay règles xam nga nit bu amee problème dana am solution waaw di yoo xam ba bu buggee day yàqu waaw loolu la rek solution yooyu yëpp ñuy gis ni bu nekk si charte bi si communauté yi léegi région bu nekk dañ fa dem sama déplacement bi bu ñu demee dañu def ay charte ay règles ay jumtukaay ay tëralin ñoom seen tëralin yooyu tëralin charte pastorale tëralin boobu mooy région bu nekk am na tëralinam léegi day jóge si tëralin yooyu day jóge si population bi dem si commune bi dem si commune après dem si muqaata bi après mu dem si waali bi léegi day am arrêté wilaya day signé waali pour valider li jóge si tëralin jóge si suuf parce que état bi léegi de la base au sommet waaw de la base au sommet suuf jëm kaw parce que avant dañ doon paracheter comme li nga wax paracheter boobu moom moo indi échec léegi nañ jël contraire bi voilà ñu jukkil ko seen bopp voilà ñu jukkil seen bopp régler seen mbir yéen yi neen la dana tax encore autorités yi ñu am pouvoir d'arbitrage bu ëpp parce que avant conflit bu amee daaw ñu tranché dañ def maslaha te maslaha bu amee léegi 10 ans après même conflit mën na jógaat léegi bu fekkee day jógee léegi bu mekkee man xaakem la par exemple si benn gox nga indil ma lii charte bi dama ko war a gànnaayoo ma comprendre ko léegi population bu ñëwee ak seen problème damay sukkandiku si ñoom seen idée moo gën may sukkandiku ay idées yoo xam ni peut-être muy jóge ci colonisation bi wala muy jóge ci kaw. du seen kii. dëgg la te en général population yi xamuñu ko sax. xamuñu ko waaw xamuñu façon boobu. léegi boo leen waxee mën nga wax foofu. xaakem man mën naa wax léegi xam nga xaakem avant mënoon wax ni béykat yooyu yaa tooñ wala sàmmkat yooyu yaa tooñ. dafa doon def maslaa rek. mais léegi boo leen ubbilee seen livre bu ñu def ñoom. nga leen article bii de yéen a ko waxoon. yéen a ko waxoon donc fii defe naa béykat bi moo war a tooñ. wala mu ni fii. sàmmkat bi moo war a tooñ. jeex na foofu wutkatu këriñ bee war a tooñ moo war a tooñ voilà dëgg la loolu bu ko defee léegi day nekk un arbitrage boo xam ne c'est durable bi mu sotti jàmm am voilà jàmm am fa tabarakallah mbokk yi am di jàmm yi lu ñu dese si simili lu néew am nañu mbégte trop dajeek yow doyen Fall nga bokk Rosso di ingénieur ku xam-xam màcc jëm ci wàllu li nga xam ni mooy gott gi am na solo lool ak i ay ngëneelam di jaajëfal mbokk yi nga xam ni ñoo ñu faral di topp seen émission pencum askan wi Ibrahima Idriss Wade di leen ko dégtal à chaque fois waaye doomaanu réew mi ak ngëneelu réew mi li indi koom bokk ci lu am solo ñu mel nii ñoo war a jox loxo la ñu war a jox loxo saa su jot lëkkale leen seen xam-xam ak li nga xam ni moom mooy jogteefu gouvernement bi ndax boo bëggee dem da ngay seeti ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc ci mbiru àll ak yenn li nu mel ak ci yeneen fànn itam ngir nga ànd ak ñoom mettre en valeur doomaanu réew mi yàlla na ki nga xam ni mooy baykat bi am jàmm yàlla na ki nga xam ni mooy wuti mat ak yenn yi charbon ak yenn yi am jàmm yàlla na itam sàmmkat bi am jàmm ndax àll bi ñun ñëpp ko bokk seen i ngëneel yéen ñëpp moo ñuy fekk ci biir kër yi mooy meew mi mooy yàpp bi mooy
couscous beeg yenn yu bare réew mi yàlla may ko jàmm bi jaayal Moustapha al Karim Seydina Mohamed soxna Asiatou Wade maa ngi lay nuyu ca Dar Naim ak njabootam Cheikh Abdel Aziz soxna Khadija di la jox cër di nuyu mbokki waalo yëpp fa tabarakallahu njaago ba gaani seen doom koo xam ni xam-xamam dafa màcc jëm cib lii ni mel ci gott gi ñu ngi koy ziara doyen Fall am nañu mbégte ci sa woyafteef wër nga réew mi ñëw jukki li nga xam ni moo doon waxtaan yi fexe rek ba réew mi ubbeeku ci fànnu ressource naturelle gàncax gi yàlla na réew mi jëm kanam bi jaayil Moustapha al Karim Seydina Mohamed caméra Ahmed Taleb ci wàllu déglu bi Naha Ahmed ak wàllu programme Taha Septi Baha El Koueri la ñuy jaajëfal ci wàllu réalisation la coordination de Mohamed Tra le fulgurant mon grand frère Abdoulaye di ko jaajëfal ca Ingest jox ko cër bu baax a baax mbokki noo daal di leen bëggee Moulay Zeyn Ahmed Ould Sidi Issa Mohamed ak kilifa gi di Dahman ñu jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi am di jàmm yi ci beneen numéro incha allahu rabbi dina am solo lool waaye yàlla nañu buur bi yàlla may ñu fekkee ab jàmm soxna Fanta Diagne ci Richard Toll Mama Asta di leen ziyaara suñu waajur yu baax yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu la télévision Al Mauritania di leen jaajëfal yendu leen ak jàmm merci beaucoup jërëjëf